fanweeru simili bootu ci juróom-ñaari waxtu mbokk yeeg xarit yi bismillah ci xabaar yi. bokk na ci li ci gën a fës coowal caisse d'avance bu mairie bu Dakar ak mbirum Khalifa Sall tey jii Cour suprême mujj nay rejeté procédure de rabat d'arrêt bi nga xamante ne avocat yu Khalifa Sall introduire woon nañu ko. voté gox yeeg goxaan yi ñu jàppoon ko benn fan ci weeru décembre lu ni mel dàq nañ ko ba ay jëmmi jamono ñu ngi ko fësal gannaaw ab déggoo ci ñi séq commission politique bi aju ca dialogue national gi. gannaaw génnub àddunaam démb ci talaata ji tey jii amal nañ nag cérémonie levée du corps bu secrétaire général bu parti socialiste ca France la woon loolee mu nga am nag ci teewaayu ay autorités yu mag ku ci mel ne Abdou Diouf nekkoon fi njiitu réew Aly Ngouille Ndiaye di ministre de l'intérieur ak ka nekkoon njiital I2AF di Lamine Diack ñuy fàttali ne néew gi nag kon ñu ngi koy xaarandi fii ci aéroport international Blaise Diagne ci guddi gi lay doon wala ëllëg te foofee sax dinañ fa amal beneen cérémonie levée du corps laata ñuy yóbbu néew bi ngéeñeen fa mu fekk baax narka fa denc. ci talaata tey jii ci Sénégal wërngël këpp ñu tàmbali brevet fin d'études moyen candidat yi nag ci seen lim ñu nga toll ci téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeenti junni yu toftal ñaar fukki candidat ca CM Mamadou Ndiaye bu Wakaam foofee ndaw ya nee nañ nag preuve yi suba si daanaka gisuñu ci woon benn jafe-jafe ponk yaa ngi noonu mbokk yi yaatal bi neskis la. asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñi seetaan dal leen ak jàmm ci ëttu xibaar yi dañ koy dooree nag ak li nga xamante ne moom mooy élection locale yi nga xamante ne ñu ngi ko jàppoon benn fan ci weeru décembre bi ñu dëgmal wante loolee nag mujj nañ ko dàq ba ay jëmi jamono gannaaw nag ba ñuy seq commission politique bi ci dialogue national bi daal di waxtaane ba tëral lu ni mel ñu teew lu ci Chérif Dia Nous Diatta. toxal gin toxal élection locale yi ba jëmmi jamono mu mel ni arrangé na acteurs yëpp. situation bi xool nañu xam ne fii ak le 1er décembre ñetti weer moo ci des processus électoral bii ñu nekk nga xam ne moom moo jur élection présidentielle bi ñu génn candidat yi nanguwu ñoo félicité ki ñu wax ne gagné na kon dafay wane ne élection yooyu am na ay jafe-jafe yu bari yu nekk ci biir te jafe-jafe yooyu mënuñu koo càmbar ba càmbar boobu la muy jur. ñu dugal ko ci code électoral bi pare dem élection le 1er décembre loolu mënta ne loolu moo waral nun tey ñu proposé ne nañ dàq élection yi comme ça ñu am jot waxtaan. li gën a jaadu li gën a rafet moo di au lieu ñu def ay élection yoo xam ne yii day am jiixi jaaxa day am encore ay contestation ñu réfléchir ci bu baax a baax ku ci nekk pôle bu nekk dem sa côté nga réfléchir ñu seet terme de référence yi naka lañ koy organiser waat naka la ñuy jëlaat thèmes yi ak sous thèmes yi. ba bu ko jàppuñ dat nag parce que bëgguñ jàpp dat léegi day jafe daal parce que mën nga jàpp dat boobu du baax. opposition bi ne bàyyi nañ xel ci déggoo gi wante am na ay conditions yuñ posé laataa ñuy organiser bépp élection. ni daal li opposition bi bëgg mooy avant ñuy waxu élection lii nga xam ni problème la te ñëpp constaté que dund ko. nañ ko régler ba pare moo tax ñu ni nañu régler ñaari objectifs spécifiques yooyu mooy évaluation processus électoral refonte partielle ba élection présidentielle bu 24 février mais tamit audit du fichier bi avant ñuy waxu beneen élection. société civile bokk ci ñi proposé report bi nee nañ faaw rek ñu waxtaanee ëllëgu élus locaux yi ci biir dialogue politique bi. alors report ñaata temps bu ñu reporté également nañuy yokk mandat maire yi. ndax dañuy def délégation spéciale yooyu yëpp tamit dañ jàpp ne comme si dialogue bi la report bi jógee si dialogue bi la ñu war a aussi waxtaanee loolu yëpp ba mu amaat consensus ni mu amee consensus si report bi. déggoo bi nag day tax Sénégal méngoo ak charte yi CEDEAO yi nga xamante ni ci wàllu démocratie la ak bonne gouvernance tere bépp coppite ci loi électorale yi juróom-benni weer laataa ñuy amal élection. général Mamadou Niang di moom nag nga xam ne moom la ñu dénk commission politique bi ñeel dialogue national gi moom mu ngi rafetlu déggoo bi jëm ci dàq élection locale yi ba si jëmmi jamono moom général Niang jàpp ne ay doomu Sénégal yu bokk fu ne ñoom ñoo amal déggoo gi ni mel ñu teewlu ay kàddoom Chérif Dia moo ko taataan. c'est absolument. man nag dama yaakaar ne lii lu am solo la te lu ñu war a rafetlu la ndaxte bu ñu demee ba ay doomu Sénégal yoo xamante ne fu ne lañ bàyyeekoo. waxtaan nag ba am ab déggoo ci lu jëm ci dàqaat élection yi man yaakaar naa ne nag kon loolee lu am solo la loo xamante ne ñëpp dañ ko war a rafetlu.
niñ ko junjee ci bopp xibaar yi ak coowal caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru tey ji nag kon Cour suprême daal dinay rejeté procédure rabat d'arrêt bi nga xamante ne avocat yu Khalifa Sall ñoom ñoo ko dugaloon avocat état bi nag ñoom jàpp nañ ne décision bu ñu rafetlu la xamle ne avocat yu défense bi nag dañoo jalgati lii di procédure bu rabat d'arrêt ku wax lu ni mel di Pape Samba Bitèye maître Pape Samba Bitèye nekk avocat ci nguur gi ñuy fàttali rek ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy farandoo Khalifa Sall ñoom nee nañ dinañu gisee seen biir xool nag ana ban tànk la ñu nar a taxawee ñuy fàttali ne nag procédure bu rabat d'arrêt boobu moom moo nekkoon nag li mujj ci procédure bu aju ci Khalifa Sall ak jafe-jafeem ak justice bu Sénégal. beneen xibaar ba tey ci wàllu yoon mu di appel bi nga xamante ne Sidi Mohamed Bougaleb ay avocat am dugaloon nañ ko gannaaw nag bañ ko tëjee ci faatu Bassirou Faye nekkoon nag ab étudiant ca université Cheikh Anta Diop moom nag avocat défense bi ñoom li ñuy sàkku moom mooy acquittement ci seen client ndaxte jàpp nañ ne amuñu benn preuve buy wone ne Sidi Mohamed Bougaleb moom moo faat étudiant boobee wante nag kii di famille Bassirou Faye moom li ñuy sàkku moom mooy na justice def yoonam ñuy fàttali ne atte bi kon ñu ngi koy xaarandi ëllëg Aïssatou Gueye Ba. affaire Bassirou Faye sotteegul ba léegi juróomi at ginnaaw bi ñu ko faatee ana kan moo def jëf joojule ay awkaawam di xaar rek délibéré bi niki ëllëg ay avocat kii di Sidi Mohamed Bougaleb di xam ne rek ne boobu ba léegi amul benn firndeel bu ñu mën a sukkandikoo ngir wax rek ne kii di Mohamed Bougaleb tëj biñ ko tëj am na fu ñu ko teg. li ju xam ne léegi du tombon wàlle wante Sidi Mohamed Bougaleb la léegi ñoom comme que amuñu pexe léegi ñu ànd ak doyen du juge léegi chambre d'accusation mu daal di confirmer ordonnance rendue par le doyen du juge noonu leen mbir mi demee wante ba tey jii ba néega nii benn firnde amul gul bu wane ni que Sidi Mohamed Bougaleb moo rey Bassirou Faye amul te du am parce que rey ko. avocat bu famille Bassirou Faye di ñaan rek kii di juge bi jël décision bi gën ngir dossier boobu la mën a féetee boor. appel ñu yaakaar ne buñ ci jógee dinañ mën a wax ne ci mbiru Bassirou Faye nii la mbir mi demee évidemment loolu buñ koy def mun ñu ñàkk am benn xalaat bu ñu tiital li fi xewoon ci dossier Balla Gaye maanaam ñu ne crime sans coupable. loolu defe naa victime bi loolu li ñuy wax double victimation mooy naqar bi ëpp ci moom mu am d'abord benn naqar principal li ñuy wax victime principale amaat déni de justice mu doon double victimation ñu jàpp ne tey xëy na loolu du ci am mais du tey aussi ñu ñaawlu décalage bi am entre fait yi bés bi muy am ak atte bi muy jeexee tey sénégalais yu bëri dinañu waaru bu ñu déggee ñu naan Bassirou Faye mbiru Bassirou Faye ñu ngi koy atte ba léegi. atte bi nag ñu koy xaar ni ki ëllëg avocat yi noppi rek di xaar. ni ñu leen ko waxee léegi kon maanaam Cour suprême daal dinay rejeté procédure rabat d'arrêt bi nga xamante ne avocat yu Khalifa Sall dugaloon nañ ko lu ni mel nag avocat nguur gi di ko rafetlu jàpp nag ne waa avocat yu Khalifa Sall respecté wuñu woon li nga xam ne moom mooy procédure bu rabat d'arrêt ñu teewlu ci maître Pape Samba Bitèye avocat état ci micro Habib Faye. boo waxee bettuñu dafay mel ni ñun kontaanuñu te bëgg nañ ndax dañoo gagné donc bettuñu lool ndax dafa nekk xam-xam te nekkul ay werante robinet donc procédure rabat d'arrêt nekkul atte bu bees nekkul dañuy attewaat nit ñi nekkul werante bu bees dañ ne bu fekkee biñ la attee ba noppi gis nañu njuumte goo xam ne moo tax ñu daan la te njuumte loolu nekkul yow yaa ko sabablu am nga possibilité dellu ci Cour suprême pour ñoom ñu rectifier njuumte loolu nga xam ne moo la daan te sabablu woo ko donc bu fekkee ne nag avant ñu lay atte yow ne woon nga da ngay def rabat d'arrêt mooy façon woon yéene def rabat d'arrêt wekku ko ci li nga xam ne moom mooy aqulay taalaay rabat d'arrêt. waaw bettuñu parce que ñëpp xam nañ procès bi du procès normal bu justice procès politique la donc dañ doon jéem a dindi kenn bu ñoon mu nekk candidat ndax ki fi nekkoon yore comme ni ñu koy waxee jamburi la xaw ma jumburi xaw ma la lañ koy waxee am na li nga xam ne ko ragaloon ne Khalifa du fi nekk donc def na li mu war a def ñëpp gis nañ justice bi li ñu bañal Khalifa nangul nañ ko Thione Seck donc y a tout ce qui s'est passé tey nag Cour suprême ñëw nag ne loolu yëpp doo doon dëgg lii mooy dëgg non mënu ko def lépp jeex na léegi justice bi kenn du ko xool léegi politique rek moo des dañuy dem nag ñu yoroon yëf yi les alliés ñi si nekk yëpp il faut ñu waxtaan ñu xool maintenant nan la ñuy songee yëf yi nan la ñuy defarwaat nan la ñuy dugaat si xeex bi parce que c'est vrai que répit bi amoon na depuis élection yi ba léegi dañu toogoon maintenant il va falloir def naa lii dina permettre ñu toogaat rapidement ñu xool nan la ñuy jaamarloo ak Macky Sall.
ginnaaw génnub àddunaam démb ca réewu France tey jii nag kon amal nañ cérémonie levée du corps bu secrétaire général bu parti socialiste foofee ca Paris lañ ko amalee lu ni mel ñu ngi ko amal ci teewaayu ay kilifa yu am solo ci réew mi ku ci mel ne Abdou Diouf nekkoon fi njiitu réew ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye njiital I2AF ba woon Lamine Diack ñu teewlu ci récit bu Fatima Touré. levée du corps Ousmane Tanor Dieng daal nañ koy amal fële ca Paris moom mi nga xam ni moo fi nekkoon secrétaire général du parti socialiste daal di dëddu àdduna ci altine ji ñu génn ci nag circonstances yu métti yi ñu daal di gis ni ay personnalités yu bëri daal nañu teewee levée du corps boobee ñu mëntee rek nemmeeku ki nga xam ni moo fi nekkoon président de la République du Sénégal di Abdou Diouf moom nag mu daal di ànd ak soxnaam si di Elisabeth Diouf président Diouf sax bi mu ñëwee sëgg na bu baax ci ki nga xam ni rek mooy néewu ki nga xam ni moo fi nekkoon lieutenant-wam mu daal di koy dénk sax li di secrétariat général du parti socialiste bi gannaaw rek ba ñu daal di perdre pouvoir bi ci 2000 témoignage yi nag nekk benn mooy que ni ki nga xam ni moo di Ousmane Tanor Dieng nekkoon na nit ku am diine nit ku correct nit ku woyof waaye tamit jàmbaaru fakk tëdd servir ay ati at état du Sénégal moo tax sax demam bile wéetal bu baax ñi nga xam ni moo di classe politique bi waaye tamit ñu mën a nemmeeku kii di ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye kii di ministre des affaires étrangères Amadou Ba ki nga xam ni mooy ministre de l'eau nekkoon tamit àndandawam ca parti socialiste di Serigne Mbaye Thiam Lamine Diack mu nga fa woon amoon na sax yeneen i personnalité yu fa nekkoon ñu daal di fàttali rek parti politique yu bëri yi nga xam ne ci Sénégal yónnee nañ fa seeni représentant ngir rek ñu daal di fekkee li nga xam ni rek moo di levée du corps bile Ousmane Tanor Dieng nag daal di dëddu àdduna ci lundi ji ca Bordeaux néewu ki nga xam ni moo fi nekkoon président du Haut Conseil des collectivités territoriales ñu ngi koy xaar tey gannaaw nag ay honneur yi nga xam ni rek état du Sénégal daal na koy jencal dinañ ko daal di jenc fële nga xam ni moo di Nguéniène di village bi mu soqeekoo. ba tey ci loolu dañuy dem ba réewu France fekk kenn ci suñuy naataango Cheikh Sidou si laa lay wuyoo Cheikh Sidou maa ngi lay nuyu. man nga tey vraiment. voilà Cheikh Sidou comme gis nañ ko noonu amel nañ cérémonie levée du corps bu secrétaire général bu parti socialiste ba noppi yan xibaar nga ñu mën a jox ci lu jëm ci néew bi ndax ban heure lay jógee foofee ci réewu France. waaw mun nañ leen ko préciser mais depuis Ousmane Tanor Dieng mercredi suba la yegg Dakar président Macky Sall sa moom moo koy teeru aéroport te dina ko gunge aussi ba Nguéniène fu ñu ko naree rob boobu ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moo ñu ko wax mais bu ñu ko laajee nag kañ la avion bi di ñëw daf ñu ne daal pour le moment mënuñu joxe heure exacte il faut ñu xaar ba ci kanam mun nañu ko jox mais li ñu mën a tee ci cérémonie bi aussi mooy que bari woon na émotion Sénégal yu bari fekkee nañ ko ay sénégalais lambda ay responsable politique pouvoir comme opposition dina ji aussi Abdou Diouf ancien président Hadjibou Soumaré Serigne Mbaye Thiam Aly Ngouille Ndiaye ancien ministre socialiste Christian Valentin daanaka témoignage yëpp ànd nañu ne Ousmane Tanor Dieng ku amoon xarañ la ci liggéey état ancien premier ministre Hadjibou Soumaré moom nee na ñu mel ni Ousmane Tanor Dieng bari ñu léegi ci administration bi parce que Ousmane Tanor Dieng lu ñu leen jàngal ci école administration loolu rek la doon doxal maanaam fonctionnaire du liggéeyal nit état lay liggéeyal professeur Bourgi moom Albert Bourgi nee na Ousmane Tanor Dieng républicain la te démocrate la kon Sénégal ñàkk na doom boo xam ne bokk na ci ñu gën dëgëral doxalin démocratie ci réew mi bu ñu doon wax loolu nag bët ngi doon tees rongoñ tontu na aussi su ñoo xam ne yu bëri Sénégalais dañu koy wax ne Ousmane Tanor Dieng dafa lëndëm souvent kenn du ko xam Albert Bourgi nee na Ousmane Tanor Dieng loolu war nañu comprendre ni dossiers yu muy gérer ñoo sensible te kuy gérer genre dossier yooyu da nga war a am positionnement koy adapté ci vraiment loolu la ñu mën a jàppatee ci cérémonie bi fii en direct de Paris. beneen laaj rek Cheikh Sidou laata ma lay bàyyi wax nga ko sànq Ousmane Tanor daanaka dajale na ñëpp tey muy opposition bi muy ñi nekk ci nguur gi doonoon na tamit président international socialiste ndax tey jii gis nañ ci international socialiste boobu ay ñenn ñoo xamante ne teewe nañ ci levée du corps bi. waaw am na responsable bu mag sax bu parti socialiste France bu fa ñëw def na fa discours bu rafet dem na sax bi mu ne oui quelquefois dina am ay divergence de vue entre ñoom ak Tanor mais toujours est-il que grandeur
d'esprit bi hauteur d'esprit bu Ousmane Tanor Dieng daan am loolu moo tax à chaque fois dañuy arrivé di dégale donc ñoom ñëpp formé nañu délégation ñuy ñëw pour dire que Ousmane Tanor Dieng dimension yem rek Sénégal partout ci àdduna bi. jërëjëf Cheikh Sidou Sylla doon àddoog ñun en direct ca Paris ñu wax ba tey ci lu soxal génnub àdduna Ousmane Tanor Dieng jàll yi maanaam ñu ngi koy wéyal tey ji nag ca diwaano ci dëkk ca këram ka fa demoon di porte parole bu xalif général des Tidianes mu di sëñ Pape Malick Sy moom sëñ Pape Malick Sy nag jàpp ne Sénégal dafa perte lu rëy a rëy ñu teewlu ay kàddoom Mame Birame Diouf la. Tanor nag fa tabarakallahu li ko ñëpp seedeel rek moom la ñu xam ci moom mooy daal c'est un homme d'état mooy itam ku discret la woon xam na nu itam ni c'est un homme de conviction lu mu gëmul du ci dugg lu mu xamul it du ko def xam nañ ko ci moom parce que man sëñ Cheikh Tidiane Sy moo ma boole woon ak moom ñuy gisee jamono bu ne wax naa ni këram gi ma dugg tey xawoon naa mën takk sama bët guider son bopp pièce bu ne ma xam ban pièce la parce que ñëw nañ fi plusieurs fois ñu nangu ko nag waaw ndax toujours rek may rappeler li sëñ Cheikh Tidiane Sy di wax ni jullit néew bu mu am lu mu diis ci moom bu xelam demee ci bàmmeelu yonent bi mu war ko muñ waaw ba loolu tax na ñu di ko muñ waaye ñu di ko ñaanal yàlla te itam comme boo tiimee bàmmeelu yonent bi li ngay njëkk a def mooy nga ñaanal ko ñu ñaanal ko yàlla sunu yaakaar ci digganteem ak boromam yàlla dëggal ko tabarakallahu loolu rek moo ñu fi indi woon feddali kóllëre. keneen ku yëkki ay seede ci ki fi bàyyeekoo di général Mamadou Niang moom général Mamadou Niang nag jàpp ne kon Sénégal dafa ñàkk nag benn homme d'état ñàkk benn patriote koo xamante ne daanaka ay jikko yu rafet dong lañ ko xamee woon moom mi fi nekkoon ministre de l'intérieur nag jàpp na ne moom mu ngi doon jëflante ak kii di Ousmane Tanor Dieng gannaaw bi mu nekkee inspecteur général des forces armées li muy fàttaliku mooy nit ku oyof nit ku yëg doomu aadama ñu teewlu kàddu yi. Le président Ousmane Tanor Dieng qui repose en paix. Nous prions. Président Ousmane Tanor Dieng dañ koy ñaanal fi mu jëm gënal ko fi mu jugee nekkoon na ab patriote homme d'état la woon ay qualité yu baax rek lañ ko xamee saa yoo xamante ne intérêt Sénégal moom moo jiitu woon moom Ousmane Tanor Dieng jub ak jubal la doon wone jox ñëpp cër nag teg ci sincère bu baax maanaam dëggu ci ay position am nekkoon na nit ku baax nit ku am yëg-yëg ci doomu aadama rawatina nag gëmoon bu baax valeur yi nga xam ne moom mooy tax ñuy wax nation bu Sénégal man nag liggéey naa ak moom lu bëri maa ngi fàttaliku sax bi ma nekkee inspecteur général des forces armées nga xam ne ci présidence de la République la doon dépendre ak yeneen domaine yoo xam ne mënuma ko wax fii li ma mën a xamle rek mooy homme d'état la woon te Sénégal ñu mel ni Tanor la ñu war a ñaan yàlla am naam am na fi sax ci classe politique bi li des rek moom mooy ñu inspiré wu bu baax a baax ci Ousmane Tanor Dieng. Clarté d'esprit et de sa vocation de toujours soutenir le Sénégal. moom Ousmane Tanor Dieng laata mu fi bàyyeeku nag bébétam moo doon dajalewaat bu baax a baax lii di famille socialiste ñu ne nag ci lu jëm ci lu ni mel démarche yi dinañu ko def ki ko xamle di El Hadj Mansour Mbaye nekk sage ci parti bi bokk itam ci bureau politique bu parti socialiste keneen ki nga xamante ne nag moom mooy secrétaire général bu PS authentique di Souti Touré mooy li ñu bëgg moom mooy ñu def fédération ba nga xamante ne dinañu bokk ay idéologie dal di koy partagé Mame Birame Diouf ci wàllu politique. boole njabootu socialiste yi doonoon bëgg-bëgg Ousmane Tanor Dieng parti socialiste xajolo gi ci am moo xam ñi nga xam ni sax jot nañ leen cee dàq bala ñeneen ñoo xam ne ni démissionné nañ lépp doon ñaawlu doxalinu parti bi ak it dooleem nga xam ni kon nee nañ wàññeeku na boobu ak léegi ay at bëgg-bëgg secrétaire général du PS ba woon muy kon booloo boobee am lu mën a nekk la. man daan naa dem ci manifestation parti socialiste te teewul ma nekkuma ci parti génn naa ci parti socialiste ma doon bind lettre ñu ngi def lii tey bëgg na nga ñëw te lu ma laaj danaa ko def. retrouvaille boobu xam nga daje boobu mun na am formule yu bari bu ñu seetee li xew feneen ci extérieur mun nañ seet loolu mun nañ seet ñun ci suñu bopp ni ñu demee Ousmane Tanor Dieng ànd na ak parti yu bari ci CPC
donc mun nañu def ay collectif ay fédération de partis sociaux-démocrates. ubbeeku bu Ousmane Tanor Dieng wane woon ci bureau politique PS bu mujj gi dem sax bay tàllal loxo ñañu daaxit ca parti ga bokk na ci kii di Khalifa Sall. El Hadj Mansour Mbaye di xamle ni loolee doxalinu kilifa dëgg la. di ñaan ñi xam ni sax duñu leen waxoon ni duñu leen exclure dans le parti ku mel ne Bamba Fall moom commencé na ci def ay pas yu mag ñuy ñaani Khalifa Sall yal na ko yàlla génne ci nattu bi xam ne sunu borom tabaraka wa taala moo ko nattu ba mu dellu soit moom itam dans le parti ñun ñëpp ñu groupé waat Ousmane Tanor Dieng rek remplacé ko jafe la. bu fekkee am na lu ñu war a jàpp ci nit da ngay jàpp li gën te loolu bokk na ci li gën ci li ñu dégg ci li mu wax kon mbokk ñi ko dégg yëpp buñ tolloo jamonoom te tal ko te war ko def nañu fàttaliku ne wax na loolu ñoo ko ci gërëm bu baax a baax. parti socialiste ñàkk njiitam Ousmane Tanor Dieng ma bëggoon nag kon mboolem socialiste yi booloo loolee doonoon lu mu gëmoon. ci talaata tey jii ñu tàmbali nag examen BFM di brevet de fin d'études moyen candidat yi nag ci Sénégal gi yëpp ñu ngi toll ci téeméer ak juróom-ñeenti junni yu toftal ñaar fukk épreuve yi ñu def ci suba si nag bokk na ci dissertation fële ca CM Mamadou Ndiaye ca Wakam ndongo ya ñu fa fekk nag ne nañ épreuve yi gisuñu ci woon benn jafe-jafe ci lu jëm ci organisation gi nag ak wàllu kaaraange gi chef de centre bi di ñu xamal ne lépp jaar na yoon Mamadou Lamine Ndiaye Jafara Ba. juróom-ñeenti waxtu ci suba toftal ay simili ñeent ci candidat yu CM Mamadou Ndiaye bu Wakaam génn ci salle examen yi ñooñee ni amagum nañ confiance ci épreuve bu njëkk bi. ñu ngi commencé première épreuve bi à 8h19. pourtant neex na instant bi moom kii tarul quoi mais ñu ngi xaar yeneen épreuve xool naka nar a demee nag parce que instant bi moom bi ñu commencé moom baax na. man de am naa confiance parce que révisé naa samay leçon jàng naa samay leçon lu mu waree. ñaari sujet dissertation benn bi nekk ci œuvre au programme beneen bi doon actualité candidat yooyee jàpp ni ñaari sujet bi moo tane. choisir naa sujet 2 bi kii sujet d'actualité bi sur les célébrités yaakaar naa ni moom daal moom ma ci mën a génne plus que premier sujet bi doon compter sur vol de nuit. pour développer ay affaire célébrité moo ëpp parce que instant bi ni actualité yi nekk fii. affaire célébrité lu si ëpp si affaire célébrité la ñuy wax te beneen bi affaire roman la woon. première bi lire naa ko mais comme déjà ay plan wu critique ay analyse te livre bi dafa nekk livre boo xam ne dafa xaw a compliqué. CM Mamadou Ndiaye bu Wakaam denc ñaari jury chef de centre bi di xam ne ni lépp ngi jaaragum yoon. commencé nañu à 8h tout le monde était là les présidents de jury les surveillants et même quelques correcteurs de français étaient là. voilà donc waaw moom daal ba léegi daal je crois que amagul benn manquement. sécurité bi am nañu chance parce que ñu ne gendarmerie ñoo dend ay mbokk lañu parce que xam nañu commandant bi et puis même indépendamment de ça moom ñoom dañuy assurer fépp quoi mais ñun fii am nañu chance boo xam ne envoyé nañu éléments yu bari ba waaw tout se passe bien. examen BFM bi doon ab étape bu mag ngir am ñaareelu diplôme candidat yi dinañ am ñetti fan ngir bégal ñi leen gën a jege. leneen ci wàllu xibaar Sénégal bu ñu xoolee suuf si ko lal yëpp daanaka lu war a jege 1 million ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaari junni ci hectare lu ni mel yëpp suuf xorom daanaka ngeen baal ma moo ko lal mu doon nag boo xoolee téeméer boo jël kon juróom-benn yi daanaka lépp xorom mu ngi ci lu ni mel moom moo fësee ci rapport bu Académie nationale des sciences et techniques bu Sénégal ñu ne nag ci région yi mu gën a sonal bokk na ci Fatick Kaolack ak Ziguinchor ci loolee nag ñu ne nag am na ay recommandation yoo xamante ne def nañu ko ci ngir ñu jéem koo saafara ci loolu njiitu réew mi ci boppam nga xam ne mu ngi fa teewoon xam ne dina am ay mesures yu am solo yoo xam ne nguur gi dina ko ci jël Maguette Soirée Diallo. lu toll ci 0,1% ci superficie bu Sénégal yëpp soo ko xaymaa ëpp na 1 million ci ay suuf yu kenn mënul bay Fatick Kaolack ak Ziguinchor ñooy région yi suuf bu am xorom bi gën a jàpp. ñetti téeméeri junni ak fanweeri junni. borom kër daanaka li ñu daan dundee ci suuf soosu la xorom si nangu bu ñu jëlee région par région yi nga xam ne ñoo gën a affecté wax nañ leen ne vallée bi moo ci ëpp solo ndaxte bu ñu fekk jëloon suuf si yëpp def ko téeméeri cër juróom-benn fukki yeeg juróom-benn yi daanaka maximum daanaka xorom si moom laal na ko
suuf bu saf xorom bi bëri na exploitation industrielle bu xorom bi bokk na ci li gën a yokk lu ni mel ay recommandation académie nationale bu science ak technique bu Sénégal dal dina ko amal. régler problème bi rek ci ay projet boo xam ne dañu naan bon benn partenaire ñëw na ñun mën nañ leen financer par exemple ngeen di fexe ba def fii ay barrage wala kenn ki ñëw ne la ñun mën nañ def fii ay boole fexe daal ba suuf si nga xam ne ndox mi daal du ci jàll noonu trop wala loo xam ne lii daal day téye ndoxu géej gi suuf si bañ a jàll jëm ci yàq tool yeeg yooyu ñu gis ne projet yooyu ñetti gën a bari ñeenti at ba juróomi at rek lay doon te boo buggee régler affaire xorom si ay at yu bare lay laaj. ay jéego dal dinañ koy jël jiitum réew Macky Sall moo ko xamle. Plusieurs programmes et projets comme vous l'avez si bien cité. restauration ak valorisation terre salée maanaam gën a jox gëdd suuf su am xorom si bokk na ci li ñu gën a yitteel ci wàllu woowee jot nañ teg projet yu bari comme ni nga ko gisee yu jub ci agriculture mbay ak ci environnement bi lépp ngir xeex phénomène boobu. biologique. suuf bu bari xorom bi li muy jur si lu baaxul bari na lu si mel ni exode rural ak tam wàññi bu baax li mbay mi mën a jur ANSTS jàpp na ni defaraat suuf si am xorom war nañ ko gën a fulaal bu baax. final Coupe d'Afrique des Nations ñu ngi ci tàggat yaram bu Égypte 2019 kon nar a dox ci diggante Sénégal ak Algérie Sénégal dem na kon ren ji ba final mu di lu am solo ñu jàpp ne parcours bu am solo la ndaxte Lions yi nag lan moo leen may loolu ñu ne yorinu Aliou Cissé équipe bi naka noonu itam ambiance bi nga xamante ne dox na ci diggante xale yi ci biir tanière gi wante Hubert Mbengue di directeur de publication bu quotidien sportif Record moom jàpp na ne performance su leader yu ci mel ne Sadio Mané Idrissa Gana Gueye wala ñeneen loole bokk na ci li waral ñu yegg ba final Cheikh Sadibou Diarra. Sénégal di laale ak Koukota noonu mën nañ ko dippee finalu CAN 2019 bi aljuma bi seen diggante ak Algérie ñaari sélection yi di daje ci ñetti Coupe d'Afrique yu mujj yi ci 27 juin bi weesu ci seen jongante ci groupe C bi Algériens yi ñoo amoon ndam benn bal ci dara muy bu mujj ci jafe-jafe yi gaynde yi di am ngir am ndam seen diggante ak Sénégal yi ci biir Coupe d'Afrique ñu ngi door di laale ci CAN atum 1990 ci demi-finale doomu Algérie yi ñoo mujjee woon am ndam ñaari bal ci benn ca CAN ba ca Guinée équatoriale Algériens yi ñoo jëlati ndam li ñaari bal ci dara CAN bi ci topp ca Gabon ñaari équipe yi dañuy témboo bu ci nekk am ñaari bal ci noonu Algériens yi am ñetti ndam ak benn témboo ci ñeenti jongante yi dox seen diggante ak Sénégal ci Coupe d'Afrique ñaari réew yi daje tamit yeneen fukk ak juróom-benn yoon ci yooyu Algérie yi ñoo rawati ak juróom-ñeenti ndam gaynde yi am ñeent témboo yi toll ci juróom seen jongante bii di ñëw ci finalu CAN 2019 bi dina desandi ci lu wóor ci bopp yi. mu ngoog mu doon xibaaru marax yi ci seen télévision Futur Média Chérif Diop dina ànd ak yéen ci xibaar yi ci nasaraan neskis lay doon jërë ngeen jëf.